tàngal bége jinjeer ndoxu waalo boisson punch Orange ak agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie di AME ñoo leen di may seen émission ndekki li. da ngay def actualité tout le temps. ah waaw yow moom soppe Sénégal nga quoi macha allah. allez-y. merci merci. salaamaaleykum. waaw waaw moom la de sëñ Maodo. seet naa la ba. sant wér. daam na nga def. waaw mais ak gis laa gis depuis loolu. daam moom turu Sénégal pur la daam. waaw daam turu cosaan daam. waaw daam tur cosaan la. daam moom du arab du naar du France. déedéet kooku kay bu ñu la ko waxee rek mooy Sénégal. est-ce que da nga dem ci beneen réew fekk ko sa tur woowu. fii la. Better wake up in the morning time. Nico di la jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy number one. Ndekki li man moom laay déglu Sud FM. Salaamaaleykum Sénégal man la Beydi bi bu bees yaa ngi ci émission ndekki li ak maam Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf. Et voilà, 98.5, le choix de la différence, Sud FM, la première radio d'information du Sénégal. Bonjour, dellu nañ di leen nuyu ak di leen béggee ak di leen ziar di amati mbégte yi ñuy am saa su ne bu ñu xëyee di àndandoo ak yéen xam cofeel gi ngeen am ci ñun itam ñu am cofeel bu ñuy raw ci sunu diggante ak yéen parce que xam nañ ne yéen a taamu la première radio d'information du Sénégal. On vous informe toujours juste et vrai. Vous avez donc fait le bon choix, le choix de la différence. On est jeudi aujourd'hui, xam ngeen ne toute la semaine nous étions avec Mbacké Sylla et Maodo Faye, mais pour boucler la semaine en beauté damay descendi ak Maodo Faye mais ak sunu gan bi nga xam ne mooy tëj semaine bi ñu joxante dig daje en direct ci sunu page Facebook ak sunu chaîne YouTube bu ko defee dara du leen rëcc ci émission bi la laata ñuy introduire ganu tey bi ma daal di introduire suma mag suma xarit oustaz Maodo Faye dellu nuyu la bëgg la ziar la salaamaaleykum. aleykum salaam maa ngi lay nuyu di la ziara bu baax a baax di nuyu gan gi daam Mbodj di ko tatagal bu baax a baax ci dellusiwaat gi mu dellusiwaat fii dafa naan ci koor gi la fi gëjoon. di la également di la féliciter ci taxawaay bi ci liggéey bi. jërëjëfati oustaz Maodo Faye effectivement sunu gan ci koor gi la fi gëjoon mais sunu gan dafa doon koo xam ne soppay Sénégal la quoi loolu daañu ci ñëwaat léegi parce que il fait partie des gan yi nga xam ne dañu leen di demander de plus en plus dañu leen di réclamer la preuve ci réseaux sociaux yi également il fait partie ñi nga xam ne ñoom la ñuy gën a réclamer et j'ose espérer que na mu koy defee saa su ne il sera sans langue de bois ah bu ko defee sénégalais yi loolu la ñu apprécier ci moom j'espère que dina jaar ci digg bi na mu koy defee saa su ne kon nag Alaaji Dame Mbodj maa ngi dellu di la nuyu di la bëggee di la ziar naan la bismillah. jërëjëf Nicolas maa ngi lay fay ñuy sant ci dalal bi. di nuyu sëñ Maodo. di leen gërëm également ci liggéey bu rafet bi. di nuyu également sama grand frère. Massila Mbodj ndaxte léegi la ma woo ne moom Sud FM mooy rajo. te dégg na ni man lañu invité. ah waaw góor donc te mi ngi toog di ko déglu kon maa ngi koy nuyu ndaxte moom mooy sama kilifa. ndeysaan di sama taawu baay. ah góor bu góor donc ci kaw suuf. donc di ñaan rek. lépp lu ñu fi wax. mu jural njariñ Sénégalais yi. bañ cee fay bor bañ cee leb. lépp luñ fi wax it ñu wax ko sunu akulaay taala rek. mën na noo juum nag waaye. li ñuy wax lu ñu gëm lay doon. te duñ ci def benn parparloo. kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. am mbégte bu baax a baax oustaz Maodo Faye. waaw jërëjëf Nicolas xam nga daam moom daanaka maa ngi koy tooñ léegi naan ko sa tur yi moom turu Sénégal pur la ndax da ci am tur yoo xam ne moom fii dong nga koy fekk ay daam ak gis nga même sa mag ji masil la am na ci tur yoo xam ne daanaka day cosaane lool ay waaw yooyu moom dafa am solo lool daam nag bon xaw ma nag foo toll mais jamono yi coalition yi xam naa sax Nicolas dina ci ñëw dama la waroon bàyyi sax Nicolas mu dugal la foofu ay dem leen ca ñaari coalition de am na yooyu foo féete man moom féetewuma fenn ci parparloo xam nga coalition bu ñu koy wax xëccoo mooy parparloo te man dama bokk ci société civile nekk leader de syndicat donc nekk leader d'opinion loolu la yàlla dogal waaye nag nekkuma ci benn parti politique xëccoowuma benn pouvoir xeexuma tamit benn pouvoir loolu moom féetewoo fenn man féetewuma fenn maanaam fi ma féete daal mooy féete ak Sénégal
féeteeg askan wi lépp lu ma jàpp ni lu baax la ci réew mi ma taxaw dëgëral lu def ci li ma ci mën lépp lu ma jàpp ni lii baaxul pour sama réew ma taxaw xeex ko man ci loolu laa nekk ak lu la ca mën a fekk ak lu ma ca mën a fekk nag parce que boo jëlee engagement bu mel noonu dafa am nag lu lay xaar parce que dañoo gis ni ñun suñu réew yi ku koy jiite ak ku mënti doon ci ñoom nag maanaam lu mu mën a wax ba jiite ko su ko jiitee képp koy wax lu yàq lu tuuti ci régime am rek day jàpp da koy xeex waaw kon nag loolu mooy suñu jafe-jafe maanaam bu ñu xasee ba falu duñ bëgg critique yi waaw bu ñu xasee falu rek dootuñu bëgg kenn critiquer leen boo gisee li la koy woon rek démb rek am na ko moo xam ne ma waa man ñii fi nekk nii bi Y'en a marre di sosu à l'époque ay 2009 2010 di xeex ci ay valeur ak nguur gi fi nekkoon ne ko doo fi defee troisième mandat pourtant ñoom dañ doon dem sax si seen siège di leen dooleel mais tey ñu ngi jël nguur gi rek bëgg leen a rey maanaam képp ku yore nguur da ngay jàpp ne yow ku waxul ci li la arrangé yow kooku mi ngi lay xeex et que da nga ko fay war a jëli loolu moo tax ñun ñi nga xam ne ñun dañoo bokk ci société civile parce que les syndicats sont des corps intermédiaires mooy ñi nga xam ne ñoom xëccoowuñu nguur xeexuñu tamit ak ki yore nguur kon nag ñoom dañoo nekk ci digg bi pour encadrer les libertés maanaam ñun ñooy arbitrer ba réew mi képp ku ko bëgg a yor nga koy teg ci yoon képp ku bëgg a jalgati saatu réew mi ñu taxaw ne du fi amee képp koo xam da ngaa bëgg a jaay doole nit ñu taxaw ne doo ko fi jaayee doole képp ku bëgg a jalgati daal de manière générale dañuy taxaw ñun encadrer l'état de droit et les libertés léegi nag ci loolu rek lañ taxaw est-ce que bu ñu dellu siwaatee ci histoire sa comportement par rapport ak yeneen leader politique yi nga xam ne dañoo nekk ci opposition bi jamono ñëwoon ñu am ay quelques tolof est-ce que loolu mën nañ ko yóbbuwaat ba ci Ousmane Sonko ci position bi nga ci jëloon parce que tu étais très radical effectivement parce que xam nga Maodo ñun dañoo nekk ci réew moo xam ne aussi dañuy xool ni muy doxee ñu ci am ay jàngat parce que réew mënoo parce que coow loolu ñëpp gisoon nañ ni bi mu amee ampleur bi mu ko joxoon ak taxawaay bi nga ci amoon yow taxawaay bi ma ci amoon c'est parce que ñun dañoo gisoon mu leer nañ ni y a une volonté manifeste ci loolu ma lay wax ci ni moom mooy ni kilifa yi yore réew yi di doxale surtout en Afrique maanaam képp ku ñu yaakaar ne nar nga leen yàqal wala nar nga leen a wutu noonu la faagaagale rek dañu xool loolu nag lu ñu doon la nag quand même parce que même ci jamonoy Senghor def na tout pour rey le président Dia donc le président Mamadou Dia ku ne xam na ni position yi mu doon am Senghor du ko woon épousé nu nga ko rayee rek la doon xool ba gis ngeen ni mu ko comploté ba taxal ko lu ko nekk bañ tëj ko avec les événements de 62 donc loolu moo ñu topp ba léegi maanaam képp ku fi yore réew mi koo yaakaar ne mën na laa wut rek noo ko mën a rey rek ngay def léegi nag ñun bu ñu gisee vraiment des arguments tirés par les cheveux nga bëgg fii éliminer un candidat surtout que nga def ko ñëpp di wax nga defaat ko ñëpp di wax nga bëgg koo defaat day bëgg a ëpp nag parce que yow da ngaa jàpp ne single yi la waa single rek ñi nga xam ni parce que nguur moo mel noonu maanaam ñi nga xam ne ñoom arrangé wuñu leen parce que nag boo képp ku yore doole doo bëgg ku la dëkk bien sûr waaw ku la dëkk rek moom surtout nga gis ko muy dem di am doole comme yow surtout yow daa am ñoo dëkkoon ba jëlee leen fii kon nag yow léegi doo bëgg keneen dëkk la donc loolu moo tax ñun bi ñu gisee quand même que c'était trop léger ce qu'il voulait faire ñu jàngat ko nag gis vraiment que l'accusation était trop légère après ci lañ taxaw jël suñu responsabilité loolu day dugg ci li ma la waxoon noonu ñun dañuy bëgg képp ku am droit nekk candidat nga nekk ko sénégalais yi àtte ñun loolu lañ bëgg maanaam ñun duñu dem di xëccoo bu dee nguur parce que élection yi nag bu ñu neexoon bokk ci parce que élection locale du nguur loolu élection locale ay gox-goxaan la ku nekk da nga ñëw liggéeyal sa gox nguur bu ñu koy wax mooy kii dogal ci réew mi di fal ku mu bëgg a fal yore ay décret loolooy nguur loolooy pouvoir mais maire yi ñoom dañuy liggéeyal seen waaw ñoom dañuy defar seen waaw dañuy defar seen gox rek luy defar la donc man ba ma neexoon nekk ci candidat tey ji bu élection législative ñëwoon tamit ngay toggal askan wi ci assemblée suñu neexee bokk ñun mais tey ji bu ñu xësee nekk di xëccoo réew mi nag pour jël pouvoir bi maanaam yore nag nekk di buur di bummi parce que nguur mooy ki yore réew mi mais ki nga xam ne moom day liggéeyal askanam ci benn domaine wala gox-goxaan benn gox rek benn dëkk wala benn dëkk ñooñu bu yoruñu nguur ñooñu dañuy ñëw rek di liggéeyal seen askan mais amuñu benn dogal bu ñu am ci marche réew mi maintenant pouvoir boobu nag ñun xëccoowuñ ko kon nag bu ñu askan wi ne toogal leen ci gox bii nekkal ñu ba liggéeyal ñu am nañ droit ñun bokk ci mais ñun ñoo opté ni bëgguñu ko def pour le moment ñun décidé wuñ bokk ci ay élections locales mais suñu neexoon ñu def ko parce que kenn terewu ko benn loi terewu ko aussi mais loolu mooy suñu option puisque avant-hier lañ doon màggal ci àdduna bi journée mondiale des enseignants mais yow ñu ngi jëm ci ouverture école prix daam décrété ne nous allons décréter une grève dès le premier jour de la rentrée maanaam rentrée scolaire 2021 déjà yow wax annoncé nga la couleur parents yi tiital nga leen de. waaw Nicolas xam nga ñun ak état bi danoo xamante ñun ak nguur gi il faut nit ñi xam aussi que danoo xamante
ñoom bu ñuy teg seen i stratégie ñun tamit dañuy teg suñuy stratégie parce que nag ñun syndicat lañ yore syndicat mooy ñun dañuy défendre njàng mi di défendre droit jàngalekat yi te état ci boppam day taxaw di jalgati droit jàngalekat yi ba noppi di ñu dëngee ak askan wi loolu il faut nit ñi comprendre ko état bi moom li ko ci intéressé mooy na école bi di ubbi di tëj jàmm di am même bu dee jàngalekat yi mi ngi salfaañe seen àq ak seen yelleef même bu dee jafe-jafe ñi ngi bari moom tant que coow amul ba askan wi jóg rek moom yoonu nekku ci parce que ñoom ñëpp ci ñoom seen i doom jàngewuñ fi système bi baaxul seen yoon nekku ci loolu buñ ko waxee nag c'est un scandale mais loolu moo am parce que am na réew yoo xam ne Maodo bu ñu la joxee ndombay tànk nga nekk ministre wala DG amoo droit inscrire sa doom à l'étranger dañ la koy imposer xamul loolu tax ñu koy def c'est important pour ñu def ko parce que day tax ñoom ñu gis kon jafe-jafe yi nit ñuy dund ba noppi dañuy am intérêt ci def li ñu war a def pour mu baax mais c'est que yow ñi la jege ñëpp parce que nit moo égoïste naturellement c'est-à-dire bu la wóoree ne yow lii bu yàqoot yow directement concerné wu la même fekkente ne yow sa réew war na la jaral quand même nga liggéey pour mu baax mais donc moo tax ñun dañoo xamante ak ñoom léegi nag soo gisee ñun mais daam nga baal ma mais oustaz tamit xam nga boo bu école ñu koy waajal déjà ak lii jafe-jafe àdduna yëpp lamboo du noonu yow prip ñu ne rentrée des classes gars yi parents d'élèves yeeg yëpp ñu ngi xool naka la ñuy def ba organiser mbir yi yow ngay annoncer déjà grève xam nga li ci gën a doy waar sax da nga laaj foofu mais nag gis nga du seen ay syndicats yu bari la de jàngalekat ñu bëree ko waxandoo de du bii rek de gis naa fi ay ñoom sawru seen ñu ngay mbëkk fële waa CMC de l'autre côté maanaam comme ñoom nekkuñu fi daama fi nekk waaw non mais non comme on parle de l'éducation en général quoi parce que moom bosam mi ngi ci am na yeneen yu ci duggaale léegi nag problème bi kay mooy lan moo tax ñoom nguur gi mënuñoo juboo loolooy wax ci gis nga fi mu toll nii Sénégal toujours question boobu la ñu war a poser ñoom dañ ñëw rek ni waa jàngalekat dañoo bëri grève ña ngay grève mais duñu xam nga sénégalais toujours day ŋàññe ki nga xam ne moo fayu mais ki nga xam ne moo tooñ du ci waxee waxam maanaam sénégalais toujours boo seetloo ko fayu yow la ñuy ñëw di la defal yow mi fayu ak di la ŋàññ mais ki nga xam moo tooñ moom tooñ na ba pare moom pare nañ ci moom dem na yoonam waaw dem na yoonam léegi nag état bi moom mooy fexe ba ñun lim warloo ak ñun Maodo du ko def xam nga nit nañu waxante dëgg boo bëggee jàmm nga yore kër parce que état kër la rek gu mag goo xam yaa ko jiite léegi kër gu mag googu nga jiite am ay sart yu la tënk ñi nga jiite aussi ñu ne léegi bu ngeen demee ba waxtaan ba déggoo ci protocole d'accord ngeen dëxañ ko ciw këyit ñun ñëpp ngeen waxtaan ni lii déggoo nañ ko ñoom ñu ni lii mën nañ ko loolu waxtaanee ñaari at xam nga président Macky Sall amatul lay xamul te amul lay daa ñëw 2012 fekk système éducatif bu nekk ciy jafe-jafe mu ñëw bi mu jëlee nguur gi est-ce que yéen nga ne booba ñun ñii syndicats yi grévaat nañu weer après Macky Sall prêté serment askan wi yëpp ni ñu waaye yéen nag bëgg leen jàmm Macky ngi doog a ñëw may leen ko temps mu teg gouvernement ñun leen waa loolu dëgg la waaye ñun na jël ay engagement Macky Sall jël engagement ni naan ko may ñetti weer mu teg gouvernement door waxtaan ak ñun ñu ne ko ñetti weer tuuti na ñun ñoo ko wax de ñu ne ko dañ lay may temps bu doy sëkk ñu may ko Maodo ñaari at 2012 ba 2014 benn coow amul Sénégal ci njàng mi waaw 2012 ba 2014 lu ñu doon def waxtaan ay réunion dem ci tel hôtel dem Saly ñëw toog ci ministère bi fu nañu fay toog di réunion ba déggoo le 17 février 2014 ñu signé protocole d'accord bi te seen ministre à l'époque Mansour Sy mi nga xam moo jiite woon waxtaan ci turu gouvernement bi juróom-ñeenti ministre wër ko ministre des finances ñoom ñëpp ñu ngi ci wetam mu def déclaration ni lii nu waxtaane ñaari at ñun gouvernement Macky Sall mën nañ koo doxal c'est des accords réalistes et réalisables signé ñëpp signé ñoom juróom-ñeenti ministre yëpp signé ñun ñii syndicats yi loolu ngay lim syndicats yooyu ngay wax yu bëre yooyu ñun ñëpp ku ne génn sa cachet ak sa signature ñëpp signé jàngalekat yëpp signé ñun ñëpp tàccu na jàmm kon am na Sénégal gépp kontaan waaw Maodo loolee ñu waxante woon ak ñoom nga xam ne poñ ba ca gënoon a jafe mooy jàngalekat danoo gis ni dañu la boddi ci ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi boo jëlee dama la jox jàngalekat xam nga ñaata lañ ci ñi liggéeyal nguur gi yëpp boo leen jëlee téeméer bu dee téeméer lañ jàngalekat yi kese ñu ngi ci juróom-ñaar fukk ci téeméer bi ña ca des mooy yeneen corps yi liggéeyal état ñoom ñëpp boo leen boolee ñu ngi ci fanweer léegi ci lim mais boo demee ba nga xam danoo ñëw nag ci li ñuy fay jàngalekat yi nekkoon juróom-ñaar fukk ñoom ci lim ci xaalis bi ñuy fay ñoom fanweer yi lan leen di fay ña nekkoon fanweer ci lim ci xaalis bi ñoom ñooy jël juróom-ñaar fukk yi ok xam naa li nga wax est-ce que nga lañ def comprendre naa li nga waaw léegi donc Maodo xam nga loolu dafa nekk ci loo xam ne président Macky Sall bi muy nekk ci opposition bi da ko doon ŋàññ parce que booba mi ngi suivre li ñu doon def ñun di ànd ak ñun ci loolu dénoncé ko sax ci campagne waaw dénoncé ko ci biir campagne bi wax ne lii dina ko fi jëlee bi mu ñëwee da koo gën a taral daa dem yokkal ñooñee yoroon ci moom ay jamono peut-être ñu ngi woon ci ay 40% lan amoon ci xaalis bi léegi da leen a yokkal ba presque ñu ngi ci presque 70% ci recettes yi nga xam ni moom la mais yéen am na lu leen dompal kat waa dompal xam nga dompal
xam nga dompal maanaam yokkal nañ leen tuuti quoi. waaw loolu noonu mais nag à un moment donné non nga ko waxee sax baax na xam nga lu ñu def dañ ñoo dompal xam nga ñun bëgguñu dompal xam nga lu ñu bëgg Maodo mooy ku ci nekk li si sa àq ak sa yelleef jox la ko parce que loi moo ko tënk ni ñuy fayee nguur gi xam nga du séddale maam de séddale maam xam nga tey jii Maodo yéen su nga nekkee seen kër nga am say doom sa frère am doom kee am doom maam ne ci kër gi yéen ñëpp ngeen koy may bu weer dee bu ko neexee ni kee doomu Maodo la bala may ko Maodo sama xarit la waaye kee doomu Saliou la Saliou bi muy dem di xëy tey suba ni ma nuyoo neexuma léegi baal ma may doomam juróom may doomu Maodo ñaar fukk mais moom xaalisam maama moom xaalisam ay doomam ak ko jox muy may ko neex mais état doxe noonu état ay sart la yoo xam da nga koy respecté amoo droit def séddale maam léegi nag loolu lañ wax ne ñun nan ko tiiri jaarale ko yoon ku ci nekk li ci sa àq seelef ñu jox la ko Maodo lii lañ wax ñun koy bëgg nañ jàmm d'accord léegi oustaz yéen a ngi wax yi syndicat damay fàttali mbokki auditeurs yi mbokki internautes yi ñu ngi en direct sunu ay plateforme digitale ak sunu ay réseaux synchronisés ngeen mën a participer ci chat bi yéen itam ñu ngi gis seen i réaction Dame Mbodj secrétaire général du cadre unitaire du syndicat de l'enseignement moyen et secondaire ñu naan ko CUSEMS authentique moom la noo dalal tey puisque yéen a ngi tudd syndicat yi justement benn coow bu ma liir bu yàggul concernant Dame Mbodj ak Saourou Sène mi Maodo Faye tudd léegi nii Saourou Sène def benn démenti concernant Dame Mbodj dafa jëm ci recrutement 5000 enseignants yi ñu fi tuddoon fan yi weesu foofu bari na coow de voilà bari na coow trop parce que Dame Mbodj am na lu mu ci waxoon Saourou Sène nag dafa génn def démenti li mu wax mooy il y a eu trop de bruit autour du recrutement de 5000 enseignants mais quoi qu'il en soit il faut toujours dire la vérité au Sénégal maanaam dafa bëgg a wax ne Dame Mbodj waxul dëgg ce qu'on dit ce qu'a dit Dame Mbodj et les autres syndicats n'est que du mensonge. C'est pas vrai. J'ai du respect pour Dame Mbodj mais il n'a participé à aucune des rencontres avec le ministre. Est-ce que dégg nga loolu oustaz c'est-à-dire que ñoom Saourou Sène nee nañ Dame Mbodj li muy coow yëpp ñoom bu ñuy réunion Dame Mbodj du teew ba pare li mu wax yëpp dara du ci dëgg Dame. waaw Saourou ko wax de wax dëgg yàlla. waaw loolu wax na ko effectivement lii ngeen lire envoyé nañ ma ko parce que dama am nag cellule communication sama syndicat ñoom ñoo ma ko envoyé. ma lire ko vraiment mu def ma sax. dëgg yàlla ay reetaan xamul tax. bu yéen ñiy déglu gis nañ ni la ñuy seetaan gis nañ ni Saourou ay attaque rek la def mais waxul ci li ma wax. xam nga nit moo. maanaam waxul ci sujet bi. xam nga nit boo nee li mu wax du dëgg. da nga naan lii la wax. waaw door ko weddi. ni lii laay wax man luy weddi li mu wax. maanaam bu ma la déggee. da ngay teg waxi kooka. ba ñëpp dégg ko ba pare. waaw nga fab ca wax ja nag. nga la ca neexul. waaw léegi kon nag léegi damay wax li ma wax. pour wan leen ni moom lii mu wax mooy tappale yi. parce que nit pour nga weddi ay waxam Maodo il faut nga wax li mu wax. teg ñaari wax yëpp sax. waaw teg ñaari wax yi pour que sénégalais yi xam ndax moom. li mu wax mooy dëgg. wala man li ma wax mooy dëgg. léegi yow léegi attaqué rek comme ça. léegi yow doo baaraam ci liy coow li. léegi yow ñëwaatal. ci liy coow li lay ñëw. looloo intéressé ñuy seetaan parce que lii waxi Balla Pouye. recrutement 5000 enseignants. maanaam président Macky Sall moo décidé. ci coowal mars li bi mu rombee. ci d'après leen ko conseil dégg naa ne ko xale yi dañ laa mel ne ndax amuñu liggéey. mu ne léegi day créer 65000 emplois man jàpp naa ne loolu baax la bu dee dina ko def parce que 65000 emplois baax na. wax dëgg yàlla jox xale yu xëy baax na. léegi nag mu ne 65000 yi 5000 yi lay jox jàngalekat yi mooy juróomi junni yi moom ñoom jàngalekat yi la ko jagleel. waaw léegi man bu ma ko déggee ma ne loolu alhamdulilah loolu baax la parce que juróomi junni jàngalekat yu bees ci ñun suñu lim ni mu tuutee. par rapport ak taux bi nga xam moom la UNESCO wax ak ñi yore njàng ci àdduna bi ñun Sénégal jegeeguñ ko. moo tax suñ classe yi bëri ay élèves ndaxte mënuñu koo tas ndax jàngalekat yi doyun kon bu Macky Sall ne juróomi junniy jàngalekat lay jël man booba nee naa leen lu baax la waaye nag nan ko def teg ko ci yoon ni ñu koy jëlee parce que booba ñun ñoo nga jot ne ndax ñoo defi tappale parce que booba bañ ko waxee rek dañ doon xaar ñu ne concours lay doon rek sénégalais yëpp yem ci ku am niveau jàll ku amul niveau toog comme ni ñu koy defee at mu ne. mais nag ñu ne non recrutement spécial la mën leen luy spécial tey noo def concours rek bu ko defee ñëpp yem ci Maodo. ñu ne lii mooy critères yi ñu def concours bi comme ni ñu koy. ku at mi jàll ku at mu jàll comme at mu jàll. léegi nag ñun defuñ loolu ñoom daal daan def benn test wala extra def seen pexe mais nag joxe woon na ñaari critères yu ëpp doole mooy benn bi mooy ñu ne ku ëppal 40 ans. doo bokk. loolu xel mën na ko nangu booba ba ma ko déggee nee naa leen d'accord naa parce que jàngale nag xale waaw da ngay dem di monter ba 40 ans boo fay toll da ngaa war am expérience mais nag 40 ans ngay doo ko commencé jàngale loolu waaw donc critère la woon beneen bi mooy ñu ni képp ku ñuy jël ñu ni njëkk a jël mooy ñu am diplôme professionnel buñ jaawala nag diplôme professionnel bokkul ak diplôme académique baccalauréat diplôme académique la licence diplôme académique la ak maîtrise mooy yi ngay am ci ay école yu lay tàggat ci xam-xam maintenant nag école bu lay tàggat ci nooy jàngalee loolu la ñuy wax diplôme professionnel ci njàng mi école bi lay tàggat ci nooy faje
mooy diplôme bi nga xam moom la ñuy wax diplôme professionnel ci paj. santé donc ñun suñuy diplôme professionnel mooy CEAP ci ñiy jàngale ci instituteurs yi mooy élémentaire bi ak préscolaire bi mooy CEAP ak CAP. bu dee ci moyen secondaire yi mooy CM yi ak lycée yi ñu ngi am ay KM ay KS ay CACM ay KSTP KMTP et cetera mooy diplôme yi nga xam si école FACEF bii la ñuy génne mooy ancienne école normale. waaw léegi yooyu ancienne école normale yi mu doon génne yooyu ba léegi mi ngi koy formé léegi nag am na ñun formé ñoo xam génn nañ te kenn recruté wuñu leen. am na sax école privée yu ñu agréé yoo xam ñi ngi formé jàngalekat yoo xam ñi ngi seen diplôme professionnel te kenn jëlu leen léegi nag ñu ne ñooñu ñuy jëlul woon ñooñu comme formé nañ leen ban génn te état amuloon xaalis bu mu leen jële léegi ñooñu lay njëkk. ok loolu critère la woon. waaw Maodo léegi ñu dem jël 5000 yi première tappale liste bi nga xam ne moom lañ génne ni moom lañ jël colonne bi nga xam ne moom mooy fi la ñuy waxee date et lieu de naissance. xam nga boo nee critère bi 40 ans la kon da ngaa war a fexe boo bëggee mu leer que ñi nga jël nga wax ban âge nga leen jëlee. léegi nag ñu dem ca âge ci colonne bi nga xam foofu la ñuy jëlee jàngalekat yi ñu bind fa mois bi nga judd ak jour bi nga judd mais année ba nga judd dañuy bind ñaari chiffres yi bàyyi ñaari ya ca des maanaam si tu es né en 1980 dañuy def 19 rek. dañuy def 19 dindi 80 bi pour kenn du xam ban âge nga am. malheureusement comme ni ma ko waxee yàlla ay ci potum buur xam nga lu leen yàlla weere mooy kat ña doon saisir loolu juum xam nga 5000 daa bari ñu juum am ñett ñoo xam ne ca IA Pikine Guédiawaye lañ leen jële ñu seen âge génn malheureusement ba muy tàppee mu juum nëbbul ñaari chiffres yu mujj ya te yooyu dépassé 40 ans. waaw mu dépassé 40 ans kenn ki mi ngi judd en 1978 mi ngi am 43 ans kenn ki judd en 1967 mi ngi am donc mi ngi am 54 ans 54 ans ki ci des judd en 1969 mi ngi am 52 ans mais Maodo lii du tappale te ñu ne woon comme 40 ans du la jël waaw léegi beneen bi mooy ñin jël am ci ñoo xam ne ñi ngi amuñu benn diplôme professionnel ñan waxoon ne ñooy priorité mooy ñi am diplôme professionnel ñu bari actuellement man recevoir naa leen ëpp nañ fi ñu toll nii 200 ñi ngay yore seen i diplôme professionnel te kenn jëlu leen ñu dem jël ñoo xam ne amuñu benn diplôme professionnel am na ñun jël ñoo xam ne amuñu bac te dañ ne woon léegi njàng mi daara yu lalu yi nga xam ne moom mooy niveau bi mooy niveau plancher bi kenn mënatu cee dugg di jàngale ci daara yi Sénégal yi même bu lalu bi mooy instituteur kenn mënatu ko nekk te amoo baccalauréat ci recrutement bii am na sax ñuy wax ne parce que xam ñëpp xamante fii Sénégal réew mu ndaw la dañoo jël ñoo xam ne BFM lañ am alors que bàyyi nañ ñu am bac bàyyi ñu am licence bàyyi ñu am maîtrise ñu bëgg a jàngale ci élémentaire ñu baleen fa nga ne dañoo jël ñu am BFM bàyyi ñu am bac bàyyi ñu am licence bàyyi ñu am maîtrise ah bon li ma la est-ce que dégg nga li ma la loolu tappale bi wax la baal ma jox la beneen tappale bi beneen tappale bi mooy am groupe WhatsApp bu nekk ca Mbàkke boo xam ni xam nga groupe WhatsApp bi dañ koy créer ku nekk sa leader bu ne am nga say groupe WhatsApp ci ñi lay politique léegi foofu la xarala yi toll am ci benn groupe WhatsApp bu tudd Yeewu Yeete am ku dugg ci biir defar audio bindul dafa def audio daan ne sama gars yi ci biir groupe WhatsApp bi DG Gallo Ba defati na lu rëy ñeent fukki xale ak juróom yu nekkoon fii Mbàkke di taxawaalu moom DG Gallo Ba moo leen dugal ci biir recrutement jàngalekat yi dégg nga loolu ca njum mu am ay poste yu leer yoo xam ni ay jegeñaale Cheikh Omar Anne ñoo ko def maire de Ndioum ministre de l'enseignement supérieur moom it poste yu bari yoo xam ne man partagé naa ko ci presse bi ñoo ma ko envoyé ñoom ñi nga xam ñi ngi foofu parce que ñu ngay mbëkkante ci politique seen biir la sax en réalité ñu daan ni may envoyé affaire bi ni ñu def ay poste ñoom it di kañ Cheikh Omar Anne daan ni def na lu rëy ma ne waa mais lu mu rëy kon man il faut ma calculer Cheikh lu mu am parce que ñee sax waxoon nañ chiffre bi ma ne Cheikh ñaata lañ ko jox kon ma dem jël listu Saint-Louis ñu ngi leen jox 366 ci région bi yëpp ñun fa jël ci région de Saint-Louis mooy ville bi ci ëpp d'accord ngeen ak man Richard Toll ngay ñëw après mais Ndioum mi nga xam ne jegewu caa nekk ville bi gën a rëy ma calculer ci 366 yi moom Ndioum kese jox nañ ko ci 79 postes mooy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent bu ñëw Cheikh Omar Anne dëkkam ñu juddoo Ndioum d'accord nga jël également Podor ñu jox ko 72 séddale bu kii ñu def séddale bu leen neex nga jël Sinthiou Bambambe nga xam ne liste boo jël ña nga ca fees ca dell waaw léegi ma ne mais ñii nga xam ne ville yu mag yi comme ay Saint-Louis ay moins de 19 la ñuy am ay 17 la ñuy am 18 ci toute la ville de Saint-Louis ngay dem ay ville yu mel ni ay Richard Toll nga xam dañoo am doole nga dem foofa ñu leen di jox ñoom it ay 20 noonu lañ defee affaire bi def tappale yu leen neex léegi nag loolu muy lu leer loo xam ne kenn mënu koo werante mais la ca gën a garaaw mooy daf ci am poste boo xam ne dani
waaye nag lii nu am ci njàng mi mooy poste yu bari yi ñu am mooy 79 yooyu ma leen di wax ci njum am ku ca bind daan jege ñaale toujours Cheikh Omar Anne daan ne malheureusement yeneen ministères yi mooy 60 000 yéen fàttali ko 65 000 la Macky waxoon day jël 5 000 yi la jox jàngalekat yi mais des na 60 000 yoo xam actuellement mi ngi daw ci ministères yi léegi mu ne nag yeneen ministères yi malheureusement nii nu bari lee nii ci njàng mi duñ ko fa mën a bari lee ndax relation yi nu am ci njàng mi amuñu ko foofa ah c'est grave ça. mais Maodo Sawru Sène du wax ci lii xam nga Sawru waaw nañu wax dëgg rek comme loolu nga déparé woon yii ma fi wax na ci Sawru tontu bu nee man li ma wax du dëgg na andi luy weddi li ma wax parce que lépp lu ma fi wax ay preuve laa teg ca loxo nit ñi damaa joxe audio damaa joxe ay capture d'écran dama ci ay groupe yoo xam ne ñoom ñoom lañ ko tuddee di kañ seen leader seen groupe WhatsApp wala seen groupe Facebook beneen bi mooy damaa génne également ay page yoo xam ne dafa am ci 5000 yi maanaam ci IA Pikine Guédiawaye ci loolu may wax ci âge bi tamit page laa joxe di wax page ba mu nekk wax ne dem leen ngeen xool ko dafa rëcc pour yow Sawru Sène lii lépp waxu ci. waaw mais Sawru Sène du wax ci lii xamul tax parce que Sawru moom gouvernement bi xam lu ko jàngalekat yi wax gis nga fi mu toll nii sax man dama ko yërëm actuellement parce que enseignant yëpp a ngi koy attaqué ci groupe WhatsApp yi wax ni wax dëgg yàlla bett nañu parce que jàngalekat yi xam nañ ma man xamuñu ma ciy caaxaan xam nañ li ma wax dara du ko dindi jàngalekat yi mere nañ ko mere boo xam ne des fois sax damay gis poste boo xam ne dafa naan noonu lii nag ëpp na maanaam fi noonu jàngalekat dañ ko mere parce que dañu gis ni ab syndicaliste rôle am du défendre gouvernement parce que loolu état moo ko waroon na taxaw di ko défendre mais yow syndicaliste nga xam ne sa rôle mooy défendre njàng mi ak défendre jàngalekat yi pour que buñ dugal kenn ku mënta jàngale ci biir njàng mi ngay taxaw gis loolu waaye moom li mu wax tamit leer na nee na saa bu ñuy négocier ak gouvernement yow doo fa nekk kon yow munoo débat ci loo xam ne fekkee woo ko parce que ñoom au moins bi ñuy négocier ak état yow ne ko fa woon Maodo loolu c'est de la diversion xamul tax yéen ñii yéen a ngi nii bés bu ne ngeen wax ci la xew conseil des ministres fekkewu leen réunion xam nga loolu waxee tu peux avoir des informations. tu as les informations tu as tout boo amee communiqué conseil des ministres xam nga la fa xew lu tax yow doo teew ci non voilà loolu beneen débat la donc buñu jaxase quoi xam nga man waxal rek lu tax doo teew def amalgame gis amalgame képp koo gis mu koy def rek nekkul ci daam léegi lu tax doo teew ci léegi nag non dama lay expliquer man sama syndicat CUSEMS authentique waaw maa ngi ko créé le 21 novembre 2017 élection yi ñi ngi ko def le 26 avril 2017 donc élection yooyu ñuy wax kan mooy toog ci table gouvernement bi man bañ koy def boobu man awma syndicat booba damaa bokkoon syndicat bu am coow mooy CUSEMS man awma woon syndicat man pour boo xam si moom laa demee élection donc loolu moo tax dañu def avril mai juin juillet août septembre octobre novembre 7 mois après laay doog a am man le 21 novembre 2017 Aly Ngouille Ndiaye ancien ministre de l'intérieur moo signé sama récépissé kon man maa ngi doog a ñëw léegi kay moo doon xam nañu war a wax mooy comme man élection yi ñuy tànne ñi war a toog ci table gouvernement ba muy am man amaguma woon syndicat 7 mois après élection yi laa amoon syndicat sama syndicat ngi dox depuis maintenant 3 ans et demi jëm 4 ans léegi élection yi des na léegi fi mu toll nii 7 mois encore parce que en avril 2022 incha allah la ñuy def élection yi pour ñu renouveler les mandats pour enseignants yi xool ndax dañuy joxaat ñi fi nekk nii wala dañuy jox ñeneen wala dañuy soppi table de négociation et cetera jàngalekat yi ñoo yore seen cëggal guy mais nit ñi nañ xaar ba élection ya ñu doog may juger nañ xaar ba élection yi ñëw ñu xool ndax Dambodj mii créé woon syndicat après élection yi ba tax tey nekkul ci table de négociation bi est-ce que jàngalekat yi daañu ko yóbbu table de négociation parce que ñoom ñooy décider très bien loolu àggaguñ ci am na solo Dambodj CUSEMS authentique on va y aller rapidement parce que li ñu dese ci temps bëreetul donc xam naa laa ci mujj yi dañ koy def taf-taf ah peut-être sànq yaa ngi doon dugg ci lépp lu jëm ci activisme Maodo na mu ko waxee sànq actualité pour actualité mooy Guy Marius Sagna ñu ngay gis sax sorti Seydi Gassama démb ak yeneen ñu nekk ci société civile yuy défendre également activiste boobu yi di Guy Marius Sagna mais daam vite fait rek d'abord ci cas Guy Marius Sagna lan nga ko jàngatee. non man Guy Marius Sagna li ma jàpp mooy détention préventive lañ ko def maanaam Macky Sall nag loolu mi ngi koy def depuis un certain temps ñi ñoo vigilant wu rek mais mi ngi koy def maanaam yaakaar nañ dangaa nar a def nangam ñu dem jàpp la ci loolu la nekk mi ngi koy def depuis événement mars yi ba léegi bi mu ci génnee ba léegi loolu lay def maanaam day njort quoi day njort waaw day njort te loolu loi réew mi da koy tere mais est-ce que mais daam nag man foofu loolu mooy sans problème est-ce que yaakaar ngeen ne problème mu Guy bi yoonu Macky Sall la ngi ci non si bon non si dama lay Maodo xam nga lu ma lay xamal gis nga sunu réew mi nous sommes dans un régime présidentiel fort gis nga réew mu nekk ci régime présidentiel fort amul lenn lu ñu dogal ci réew mi loo xam ne du ci turu président de la république lañ koy def parce que kenn ñemewul a jël décision gis nga gendarmerie boobu nga fay ka fay nekk moo koy fal police ba la même chose moo koy falal directement selon ay objectif am
mooy fal ki procureur bi toppaate moo koy fal. bien mooy fal ministre de la justice mooy def lépp mag nga régime bi ñu yore président mooy buur mooy buum yi maanaam ñooñu ngay wax amul benn neutralité bu ñu am kenn ñemewul la topp kenn wala nga def lenn loo xam ne arrangé wul Macky Sall. loolu mais bu fekkee benn Sénégalais lambda dafa offensé par exemple gendarmerie wala benn poste wala yu demee noonu. gendarmerie dem mais damaa lire poste bi. ah bon lire nga poste bi. oui lire naa ko mais mu dem parce que texte moom vraiment jëru woon. ah waaw dëgg yàlla loolu moom d'accord na yow texte moom yow journaliste xam nga ne bu ma nekk gars yi def lu gën a grave loolu te kenn waxul la poste vraiment c'était pas grave du tout. non y a rien de grave. waaw mais léegi nag est-ce que gendarmerie aussi amuñu droit enquête. waaw mais loolu mooy problème non nit boo koy tëj da nga koy tëj ci li mu def les faits yow sa bopp d'accord nga ni texte boobu ku ko lire wax dëgg yàlla bu doon temps bi may nañu ko ma dugg sama téléphone traduire sénégalais yi mais sénégalais yi daañu ne ah bon li leen jàppe Guy Marius Sagna mais Guy Marius Sagna au contraire dans le texte sax am na fa muy kañe gendarmerie moom Guy Marius Sagna waxu fi lu tax ñu war ko te xoolal Bougazelli lu mu fi wax Bougazelli nee na bi ma gendarme yi jàppee dañ maa proposé ni ma jox ñu 50 millions ñu gérer ko loolu du taxal gendarmerie mais est-ce que woo nañ ko ci loolu est-ce que dégg nga chef d'inculpation boobu ñu fésal ko te pourtant mi ngi ci dossier Bougazelli te boobu bu dee dafa garaaw bañ mën cee jàpp Guy Marius Sagna kon tax Bougazelli mën a toog këram waxuma la nag bi gën a garaaw bi tax ñu tee ñu waroon ko def ci kaso bi heure bi en attendant ñu juger ko ñu jox ko liberté provisoire xam nga réew mi lu fa nekk Maodo ku ànd ak Macky Sall loo def dara du la ci fekk képp koo xam ne yaa ngi wax lu tuuti lu yàqal Macky Sall lu tuuti boo ko defee ñu ful ko faagaagal la gis nga man mii di wax yow bés bu nekk sénégalais yi foo romb bu ñu la dàmbooj moytul mais dafa mel ni kon ñun léegi parce que jàpp nañ ni yow Macky Sall la ngi sa kaw ku wax rek yaa ngi waaw maanaam non te pourtant ñun gis nga réew yu développé yi sunu genre ñun dañ leen di protéger xamul tax parce que day dundal démocratie réew démocratie daf ko soxla mais président Macky Sall xam nga lu mu gëm li mu wax noonu ci opposition bi que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression noonu la ko gëmee ci ñi nga xam ne ñoo nekk ay leader d'opinion même suñ nekk ci société civile bi Macky Sall bëggul kenn ku koy opposé maanaam dafa bëgg te loolu du ko am mukk parce que kooku yent sa sam sa amu ko woon maanaam jiite te yow amul kenn ku lay ŋàññ képp kuy wax loo xam ne arrangé wu la da nga koy faagaagal pour dugal ko ci kaso bi départ dama naan nit ñi yéen li ngeen may def nii ak samay morom parce que ñun ñëpp bu ñuy toog di waxtaan dañ naan mais ñun nag sénégalais noo bëgg ñun doot ñu dund foo taxaw ci mbedd mi sax naan la noo wóorul surveiller sa bopp maanaam ñun man leen xam yéen dañoo bëgg nag ñun wax dëgg yàlla ñu tëj suñu kër yi mais man xoolal kenn du ma teg pression dama leen man Macky Sall du ma teg benn pression je vais vivre comme je vivais avant maintenant nag rëcc ci Macky Sall yombul maanaam bu la bëggee faagaagal dina jéem bii yoon su jéemee bee yoon jéemee xam nga jéem na fi man mii téye na ma ba mu ma téye coow li jóg jàngalekat yi na génn parce que jàngalekat xam nañ defuma dara bu ma defoon loo xam ne dañ maa war a téye jàngalekat duñ bouger mais bis bu ma téye ci loo xam ne teg ko ci yoon mais moo la gën a xam ne école du fonctionner puisque yaa ngi wax yi tëj justement ñu ngi woon ci Guy Marius Sagna dafa mel ni activiste yi ci boppam jamono yi ñoo ne ci tolof ci Sénégal puisque il y a le cas Kilifeu et Simon mouvement Y'en a marre mais bu dee même fekkente ne li leen jiñ def nañ ko def ko loolu procès moo koy leeral Maodo mais bu fekkente ne dañ leen taxal ci mbirum passeport diplomatique ak ay visa waa léegi bu ñu leen téye waa lu tax léegi ay député ñu jiñ leen ko lu mat weer a ngi nii mais non mais procédure bi déclenché nañ ko non mais waa léegi dama lay laaj yow dama lay laaj avant ngeen baal ma avant procédure bi sax yow da nga tudd nga ne li ñu leen di jiiñ bu dee def nañ deful yow noo jàngatee li ñu leen jiiñ justement d'abord man damay teqale ñaari mbir parce que Maodo mii xam na li may wax ndaxte ñoo bokk région de Louga Maodo moo la gën a xam ne région de Louga ñun ay tukkikat lañ am ñun ay moodu lañ am yaa may dégg te suñuy moodu dañuy jënd visa doo ko dem lu leer laa lay wax dañuy dem am réseau bu leen tukkil Maodo moo ma gën a xam ci ay réseau la ñuy tukkee fii moo fi mos a am te aujourd'hui ñi ngi fay ñi ngi yónnee Sénégal 1000 milliards loolu lañ calculé ni moom la moodu yi dugal di xeex ndóolu Sénégal man nag dama gëm man ne tubaab yi mënuñu toog ni réj suñu dëkk yore seen i ambassade ku leen bind ñaan leen par la voie normale respecté papier yëpp duñu la may léegi ñoom heure bu ñu bëggee ñëw ñun bu ñu bëggee dem seen i réew duñu mën a dem kon réseau yooyu man du ma ko bonal parce que ñoom ñi ngi def lu leen neex te situation bi Afrique toll tubaab bi joué nañ ci rôle bu mag parce que ñoom ñoo noot suñuy kilifa réew nga xam ne ñoom fi ñu war a taxaw yërëm seen askan defuñu ko ñàkkal seen bopp fayda ba ay tubaab jóge fële di leen signalooy contrat yoo xam dañuy tibb suñu alal di yóbbu ñoom seen i réew kon jàpp naa ne ñoon pexe boobu loru la nit ñu loru danoo loru kon man jàpp naa ne da ngay daganal yenn réseau yi dama ne la réseau bonalu ma ko man parce que réseau ab jël nit la Sénégal yóbbu ko mu tukki yàqalun dara ñun Sénégal ay ambassade ñoo koy joxe ku mën a boo jaaree ci voie normale doo am kon léegi ku mën a defi pexe ba dem ci ambassade ñu jox la ko nga jox ko Sénégalais mu tukki ci man d'accord naa ci loolu laa gëm léegi nag maintenant bu ñu jaawalee wax yi passeport diplomatique kilifa mënu ko defar parce que jàppuñu ay passeport diplomatique yu baaxul de bu nit ñuy ruube passeport diplomatique muy député yi muy kun ko fi mën a jiñ ministère des affaires étrangères moo koy defar Maodo
amagul benn passeport bu ni daa bon xam nga tey jii nit ñi dañuy wax daal faux passeport déedéet passeport yu baax la gars yi yore barki démb rek benn as ndaw taxaw na fii ci télé bi ñëpp di ko gis mu génne passeport diplomatique am ni man ñaari fan lan ma woo Dakar jox ma ko muy wër ping mu génne ko ni mi ngi nii ñoom ñoo ma ko jox ministère des affaires étrangères te kenn woowu ko dama ne la danoo jël suñuy passeport diplomatique gis nga lii c'est un scandale au sommet de l'État présidence de la République génn ci parce que ñoom ñooy valider liste ñi am passeport diplomatique Maodo soo ko waree am moom président Macky Sall moo koy signé ne d'accord na ci nga am ko pas signé passeport bi mais mooy signé courrier bi d'accord ne nan la jox parce que Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères seen ta toog ca bureau di jox nit passeport diplomatique te présidence de la République yëgu ko même Aïssata moom ak directeur de cabinet ak secrétaire général am mooy signé ak ministère yi fi jaar yëpp étrangère kon nag gis nga lii c'est un scandale xam nga lu ma gëm man nañ koo def procès bu rëy dem jëli député yi lever seen immunité parlementaire ñu bañ a parparloo Maodo parce que lii lu garaaw la pour suñu réew parce que dafa laaj ñu xool kan moo joxe état civil bi maanaam xam nga mënoo tëb rek am passeport diplomatique da ngay am kayitu juddu am carte nationale d'identité donc ministère de l'intérieur nga cay laal kon collectivité locale yi maire yi ko joxe dem nañ sax ba jiñ ni am na mariage gay bu ci am maanaam ñaari góor yoo xam takkante nañ ci ba am ci passeport diplomatique mais Maodo ca assemblée nationale ab député bu dem defar passeport diplomatique ak moroomu góoram mais c'est-à-dire moo la ni Maodo lii scandale la boo xam ne bu ñu ko ñàkkal fayda dinaan ay affaire kilifa ay Simon non ñooñu dénkuñ leen dara non c'est très sérieux affaire bi du affaire kilifa ak ay Simon affaire bi c'est un scandale au sommet de l'État qui implique des hautes autorités des autorités donc à un niveau très élevé de l'État ñooñu la ñu war a woo ñu entendre leen ñu def procès bu leer. ñoom xëy na procureur Maître El Hadji Diouf waxul loolu de Maître El Hadji Diouf moom barki démb déglu nañ ko mu ngi jubilé ne ku mel ni Kilifeu ak Simon li ñu fi daan jaay yëpp ndakate yoo fii la ñu mujjee. waaw léegi moom loolu bu ko waxee pare lu mu wax ci client moom. maanaam client min jiñ Bougazelli min jiñ 32 milliards yu mu dugal ci faux billets ci économie réew nga xam ne faux billet moo gën a grave foofu entre les deux faits yamuñu sax parce que faux billet day daaneel nërmeelal économie faux billet xoolal day tax nga am un chômage élevé faux billet day tëj ay entreprise parce que 32 milliards lañ jàpp mais est-ce que ëpp ko léegi donc phénomène boobu moom El Hadji Diouf lu mu ci wax non il faut que les gens soient sérieux mënu Maodo lu yàq Sénégal après da ngay gis ku yore fukki kilo di wax ci genn wàll liibaru jàmbur xam nga loolu il faut que les gens soient sérieux moom na wax ci Bougazelli moom moo koy défendre moom El Hadji Diouf d'abord ca 32 milliards lañ ko jiñ ci faux billet te ma nga toog ca këram di déclarer candidature am à Guédiawaye mais Maodo gëm nga ne yow tey jii bu doon ab député bu opposition moo def li Bougazelli def dana toog ca këram di déclarer candidature yow gëm nga loolu heure bi fekk na kenn waxatu ko man heure bi fekk na procès ba jeex na bañ tëj ko 20 ans ñu yow dégg bu doon ab beneen député ko def bu doon député bu àndul ak Macky Sall li Bougazelli def bu doon beneen député bu àndul ak Macky Sall la ko def kon heure bi dama la procès ba jeex na mais ku àndul ak Macky Sall boo defee dooxi doona ñu dugal la ci kase bu ànd ak Macky Sall ñu loolu dictateur la mais Macky Sall da nekk ci régime dictature mais Maodo yàlla xam na ko gis nga actuellement gis nga ñi ni tooñ ay régime dictatorial la ñu yore Macky Sall moo leen gën a graaw la li muy def téeméeri junni Macky Sall installé na dictature depuis ses premières années 2013 ba léegi Macky Sall mi ngi koy teg fi mu toll nii nag mi ngi consolider la dictature mais nekkatuñ ci jamonoy démocratie parce que démocratie bu amoon Guy Marius Sagna wala un Dambo du def lu ñàkk fayda wala mu dem ci marche ñu koy jéem a tëj loolu xewi na ci àdduna bi man dem naa États-Unis en face de la Maison Blanche gis koo xam ne la may bind la muy bind ak la may wax ci président États-Unis mais dama ni kii bu tey bu doon Sénégal la maanaam 5 minutes duñ ko fa may mu teg ay carton di attaquer di saaga président jàkkaarloog palais bi di wax lu ko neex président ma laaj américain yi ma àndal ñu ne ma non c'est un pays de démocratie fii ku ko fi laal tey nga dee kenn ñëw ko laal parce que tooñul kenn dafa taxaw américain la dafa joxe xalaatam bindu ko nit ñi dew taxaw di photo ak moom mu defar ay pancartam ay carton ma ki lu ne di attaquer président bi ñun fii Sénégal marche donc ngay demander ñu lay faagagal man bi may jàpp lu ñu ma jàppee dem di marche defuma dara ñu ñëw jàpp parce que booba nag mais nag booba Maodo comprendre naa leen booba dañ maa mere woon parce que dañoo gis quand même projet bi ñu yoroon jàpp nañ ni bokk naa ci ñu ko yàq d'accord mooy li ñu bëggoon a faagaagal ab leader boo xam dañ koo bëggoon tuumaal lu ñàkk fayda pour bëgg Ousmane Sonko waaw jàpp nañ ni man bokk naa ci ñi nga xam ñoo ko yàq looloo tax ñu mere woon ma d'accord mere boobu nag ñu yaakaar ne alhamdulilah marché na nan ko jàpp dugal ci kaso bi far nag wax dëgg yàlla Sénégal yëpp taxaw ni lii ñuy def daam bu teguwul ci dëgg jàngalekat yëpp taxaw looloo tax ils étaient obligés bi may waaj a yóbbu ca procureur pour peut-être mu décider ci sama sort ñu gis ni grève bi metti na opinion publique bi jàngalekat yi fi àndul ak ñoom élèves yeeg ñëpp
ñëpp taxaw ci mbedd mi ni marche ne nañ libéré Dame Mbodj parce que jàppuñu ma ci dëgg. d'accord daam temps bi mët na sëkk yaa ko tudd léegi Ousmane Sonko yaa ngi am ay nouvelle am. Ousmane Sonko mosuñu wax téléphone. mosuma dem këram. mosa ñëw sama kër. mosuma dem bureau mosa ñëw sama bureau Ousmane Sonko mos nañoo daje nag ci benn restaurant toog boobu kenn xamu ko. boobu c'était en 2015 mu may pousse ci ma ñëw ci partem booba laa koy reetaan naan ko Pastef est-ce que parti tour bi sax est-ce que kii na mu jàgg mu wax ma li mu signifié ma ne ko tour bi da baax na mu ne ma ne ko man politique ma booba lañ ma sa toog ma ak moom boobu ñu ngi toog ak chargé communication El Malick Ndiaye mën na ko firndeel xam naa ni cité kër góor gii la dëkk mais ndax ci coow li ñëpp xam nañ ni fa la dëkk parce que fi la xeex yi amoon mais mun mën la kër gii mooy kër kon yow li ngay jàppale Ousmane Sonko man jàppale wu ma Ousmane Sonko damay jàppale dëgg man Ousmane Sonko bi mu génnee prison bi mu génnee ci garde à vue bi def na tout pour seet si ma ne ko nañ daje kon ci siège sunu coalition la coalition citoyenne le peuple foofu lañ tase ma ak moom parce que nee naa ko man jarul woon sax nga may seet si mais nag mu insister ni ma mënuma laa bañ a seet si waaw maa ngi wër leader yi il faut mu ñëw ci yow jour boobu ñëw na seet si ma mais mu ñëw au nom de la coalition foofa ca fañ toog presse bi yëpp nga fóot ma jëlaat fa parole ni leen bi mu waxee ba pare wax le ko fa indi pour mu seet si ma ak sama gars yi ñu ne coalition citoyenne le peuple ma ni ko Ousmane yow xam nga ne ànduma ak yow man damaa ànd ci dëgg nag da ngaa am chance dëgg googu may défendre arrangé la parce que dañ laa bëggoon a jaay doole faagaagal la ñun ñu taxaw ci dëgg arrangé la. waaye man ànduma ak Ousmane Sonko. très bien kon loolu leer na Dame Mbodj Cusems authentique Oustaz Maodo Faye maa ngi lay sant di la gërëm. merci beaucoup jërëjëf. xam naa li ci des daan ko àggali ci nu mu tuddati émission dimanche bi. waaw jano bi. waaw voilà kon rendez-vous. mais nag jano bi gars yi ngi kaas naa nañu ko mu ñëw. non il faut dinaa la jël jano bi non. mais yéen da ngeen waxante woon na day jano. c'est vrai waaw c'est vrai mais xam nga et surtout Maodo. gis naa ngay wax ci valeurs yi et tout ça c'est important te valeurs yi yëpp mënoo ko régler fenn fu dul ci njàng meeg njàngale bi. léegi nag ban jàngale lañ mën a am. suñu penc mi gën a ñëw. non dina la jël kooku mooy loolu ci janoo bi ngeen koy àggali. très bien merci beaucoup. ñu tëjee ak la une de Sud Quotidien du jour Sud Quotidien yéenekaay bu mag bi dellu si ci opposition qui charge et majorité qui tempère concernant bilan révision exceptionnelle listes électorales ak yeneen i mbir Dame Mbodj ñu ngi dellu di la sant bu baax di la gërëm amati mbégte lii des yëpp ci sujet yi mënuñu ko woon jeexal mais saa su ne mbégte la ci ñu dalal la ci émission bile di émission boo sopp di ko topp ñu ngi la ci sant di la ci gërëm bu baax a baax c'était un plaisir de vous recevoir merci beaucoup fan nga may digal ma dem week-end rapidement week-end bi mais week-end bi foo war a dem noppalu foo wala foo waaw fu may dem noppalu biir Sénégal waaw nguma ngeewul kon baax na mais bu ñu teral ko waaw de jeex na machallah maa ngi ñëw nguma ngeewul ngeen teral loolu jeex merci à l'équipe digitale merci à l'équipe technique merci à tous de nous avoir suivis passez un très bon week-end sortez de Dakar puisque Dakar n'est pas le Sénégal et d'ici là visez la lune c'est important salut ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. tàngal bége jinjeer ndoxu waalo boisson punch Orange ak agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie de AME ñoo leen doon may seen émission ndekki li